Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane أرجع عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام mbokki jullit yi mbokki soppee ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu bu ànd ak ziar bu ànd ak cofeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu jaamu yàlla yëpp yàlla nañ ko yàlla na mu bari mu néew la ci manquement yëpp ak ay doyadi yàlla nañ ko sama borom xoolee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati suñu jëf yi ca jëfam yëkkati suñu wax yi ca waxam xoolañu ko ci suñu xarakaat yi ak suñu sakaraat yëpp di jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla li ñu juum tamit mu jéggal ñu ko ci semaine beeg ci bis beeg ci weer weeg ci at wi la jiitoog ak baakaar yi waaj a ñëw yëpp yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla nañ yàlla xool bëti yërmande bi nga xam ne bu mu ci xool dootul xool sa dara dalay xoolee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek yàlla nañ ko yàlla defal barke alquran yàlla saxal ñu ci lii ñu nekk ba dee ci te dekk ci te du ëllëgee ñuy gën a jege rasulullahi gën a jege Cheikh Ahmed Tidiane yàlla boole ñu ci sunu njaboot tamit yàlla gindi leen def seen xol leer ak ngëm ragal yàlla sopp yonent bi sopp yàlla sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee sant nañu yàlla bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbodj wax ko Cheikh Moustapha Diong wax ko Seydi Salih wax ko ci programme bi macha allah ñu fas yéene waxtaanee loo xamante ni ça nous concerne ñun ñëpp mooy charte tarixa bi ñu waxtaanee charte tarixa bi waaye nag comme ni ñu ko waxee tey dañuy def rek introduction rek la pour ubbi ko ak wax lan mooy charte ak njar charte yi fan la jóge ak lan mooy taxawaayu charte sax même bu dul tarixa ci charte ak njëriñal charte ban njëriñ la am ci lu mu mënti doon même bu dul affaire diine sax njëriñal charte ci boppam ko defee macha allah ñaan yàlla mottali yéene yëpp waaye comme ni ko suñ saa yu junjee rek man du ma sañoon mën naa introduire rek incha allah li ci des yëf yi taal mi fii war na ko mën a def ndax fii ñi ci jëlul wérd bariwul waaw te képp ku bu dee ku fi toog jël nga wérd rek war ngaa xam charte yi kon charte yi ñëpp war nañ ko mën a waxtaane donc man su ma sañoon sax dañ koy gën a mu nga ko élastifier su ko defee am na ci yenn thèmes yoo xamante ni ak yenn pàcc yi ci waxtaan yi mais jarul sax oustaz mais kenn ku nekk war na ko mën a jël toog fii jël 10 minutes ou 15 minutes waxtaane ko parce que li may waxtaane nii soo tàppee léegi tidiania.com wala tidiania.org li may wax yëpp di nga ko ca fekk xanaa yenn dégg-dégg yi rek te loolu tabarkalaaw gëstu bu ndaw rek la du dara waaw donc fëggal gaa yi gësamal leen ñoom ñii ñëpp ñi toog fii ak ñi dem ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu ay gëstukat lañu kon yëngalal ñëpp du amee ñeneen ñu porté wu sax ñun mën nañ ko yemale fii du ñu ubbee tey keneen jël ba ca topp keneen jël ba keroog ñuy àll sëñ Moustapha moom it mu ubbi ci fiqh bi doxal su paree tamit keneen jël su ko defee ñun ñëpp ça nous pousse ça nous montre que ñun ñoo bokk liggéey bi premièrement deuxièmement dinañu galvaniser ci gëstu parce que tey jii kuñ ci fëggoon ne la bismillah bu subaa àjjuma yaa war a waxtaanee 23 chartes yi présenté nañ ko ba noppi dootoo nelaw lu mu bon di nga jël au moins 1 heure de temps 2 heures de temps gëstu chartes yi xoolaat ko jàngataat ko ngir mën a toog fi wax ko donc loolu pour man lu am solo la ndax ni ko sëñ Moustapha defee ñun it dañ koy bëgg mooy toog di déglu ndax daanaka ñun ci wax rek lañ dëkk waaw ci wax rek lañ dëkk donc déglu bi tamit day neex loolu di déglu ñeneen ça te permet de t'écouter toi-même di nga gën a performer wu gën a corriger wu gën a xam fi ngay teg say tànk te lii tamit day nekk loo xamante ni obligation la te doo gëstoo xool tuuti wala ngay waxtaan ak ñenn ñi rek wala nit ñi ñëw di la diis seeni préoccupation ci ngay xam ne lii ëpp naa xeet mooy yenn yi nga xamante ni dañ ko jàppee ay yu sew ak lu mel ni ay njàpp ak ay defar njàpp ak ay sangu janaaba ay dabe julleeg ay dabe wérd ak dabe wasifa yooyu da ngay nit ñi dañuy ay charte tarixa bi ñu bëri dañuy dem ba yaakaar ni lu woyof la fekk mooy lépp c'est la ibn Sa'ih radiyallahu anhu wax na ko nee na képp koy sàggane ay sunna da ngay mujj di sàggane farata
kuy fa sàggane sunna rek da ngay mujj sàggane farata c'est-à-dire que li ngay jàppe ne lu élémentaire la lu xamante ni amul doole bu dëgg bu ngand bi wala sax danaan que ustaas yi ñu kawe ñu waruñu ko waxee waxtaane wala ëpp na ci ñoom dañoo war a joxe rek ay orientation dugg ci yooyu mais loolu noonu su defarwul la ca kanam dara du ca baax toujours dama koy wax mbokk yi mën leen xool leen l'islam lépp amul dara lu ci nekk lu ñu war a ñàkkal fayda parce que loolu doy dal rek ca kanam lay feeñe tey jii doy jàng xuruful hijaiya di ñu lay dalal ci njàng pour nga mën a ijji di lire mais soo xàmmeewul 28 lettres yi mën ko prononcer comme il le faut mais soo demee ci maska yi mooy fatha ak damma ak kasra ak sukun ak tanwin ak xaw ma yooyu noonu soo ci demee tamit yàq yi nga doon yàq ca abatasa ba moom ngay yàq ca abatasa abajada an ban li nga doon yàq ca alif batasa wala alifun baun taun wala baasin mimara moom ngay yàq ca yëf ya ca dooy dem bay indi yeneen déclinaison yi soo demee tamit ba commencé di jël mooy di boole da ngay yàqaat soo demee ba commencé ñu jox la téere bi ne la liiral mais bul liir par phrase mais liiral par benn mot da nga naan bi asmi bismi allahi laahi bi asmi allahi bismillahi soo demee bu dee da nga doon yàq xaraf ya ca ba ngay jàng abatasa abajada da ngay yàqaat ci kii bi soo demee bañ jox la téere bi ne la liiral ngay liir tamit su fekkoon da nga doon yàqoon nga alif batasaaya da ngay yàqaat ci biir lecture alquran bi sooy yàq ba àgg ci biir fatiha bi nga yàq ko doo am julli gis nga perte nga ku yàq sa fatiha amoo julli donc il faut que ñuy bañ a foye di xeeb yenn yëf yi gis nga dafa mel noonu ci wàllu laab tey jii soo bëggee tuur ndox nga daal dem waaxu dem tuur ndox bu jaarul yoon te yow fekk yow xam nga ni ñuy jullee xam nga ni ñuy rukkooyee xam nga ni ñu xam nga yëpp yi ci nekk mais sa tuur ndox baaxul xam nga da nga koo xeeb daal di def taaf daal di génn taxaw jàpp sa njàpp mu nice daal di fomp daal di ashhadu an la ilaha illallah joxoñ ca kaw jàng sa inna anzalnahu tufli ñi am yu ñuy wax def ni yu nekk nga def sa yëpp ba pare daal di ñëw taxaw daal di sëgg julli taxaw tari sa fatiha bu nice tari sa saar bu nice wala nga topp ci imam bi nga sëgg bu rafet def sa ñetti subhaan rabbi yàlla yu dëgër yaakaar ne sa julli jeex na nga ne sami allahu liman hamida nga siggi rek sa sidit bi daal di tàllal nga dégg nga yëg am lu toq ci yow xam nga c'est fini bu dee sama genre gi ñooy jiite duñu bàyyi julli gi dañuy àggale te loolu musiba la bu dee yow mii ci biir la tamit da nga naan non garaawul yàlla ku bari yërmande la loolu ngay wax sa bopp te yow dofoo xam nga ni am na lu génn ci yow donc lan moo waral sa julli gi yàqu ndax sobe si wàcc ci yow parce que da ngaa doyee daal laab ga ferlu ga nga doyee daal donc loo ñàkkal fayda ci début ba rek moom la ñuy wax ci wolof ne lu feeñ ci sëy nuyu woon na ca ngoro ko dañ koo fayul woon loolu kese la loolu wala fi seen i wax yi léeg-léeg ëpp naa xeeb lépp xaqiqa la lépp maarifa la maa la ko wax wala fi seen wax yëpp gis nga kon fee mooy ngoro ga waaye am na yu nga ba kàbbar gis yëpp bu baax xam ni yow moom tabarkàlla julli gi tey moom macha allah yàlla xam bu dee ñenn ñi la dañuy dem defarwaat bu dee yow da ngaa génn wala nga tukki wala foo xamante ni mënoo faa changé wu mënoo amoo yeneen changement nooy def da ngay taxañu rek daal di mel ni ku ko gisul rek wala mel ni ku ko yëgul rek yokk say subhaan rabbi yàlla la soo doon def ñett nga def 15 rek daal di julli fekk yaakaar ni fekk ma ngok yàlla xam loolu nu mu koy nangoo moo tax yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla jéggal yàlla bu ñu yàlla xool ci suñuy jëf yàlla nañu xoolee rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye tamit yàlla nañu yàlla xiir ñuy góorgóorlu ba le minimum ñu koy def ndax yàlla di ñuy jox le maximum mbir yi noonu la am na ñu bëri pas-pas yooyu sax léegi-léegi moom la ñuy jéem a am ci biir tarixa beeg ci biir kii bi xam nga nangam da kii non man la déet du noonu de da ngay def ba noppi ba sës yow li nga mën yëpp da nga koy def nag bàyyi yàlla mottali la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba waa ji ñëwee mu ne ko foo jóge mu ne ko place sangam mu ne ko yow foofu kenn du mënoo koo dox ñëw mun naa woo yegg si fii da ngaa pënd ci yoon wi nga jaar loo war mu ne ko man gilleem laa war mu ne ko an sa gilleem mu ne ko tawakkaltu ala allah wéeru naa ci yàlla yonent bi ne ko demal wëri gilleem gi wëril gilleem bi ba nga jàpp ko nga takk ko ba mu dëgër nga soog a wéeru ci yàlla loolu ishaara rabbaniya bu foor la loolu dañ ko war a utiliser ci lépp junj boobu yonent bi junj sallallahu alayhi wasallam wax ko waa ji
ci lépp luñ ko war a use tout surtout nag suñu digganteeg suñu borom ndax lu ko gën a sensible amul. demal takki gilleem gi ba mu dëgër takk ko fu dëgër wutal buum gu dëgër nga takk ko ba mu dëgër nga soog a wéeru ci yàlla loolu ishaara la junj la du gilleem gi waxul yonent bi waxul gilleem gi de gilleem gi tax koo jug de ñun ñi lay wax mooy suñu digganteeg suñu borom li ñuy def ci jaamu yàlla nañ ci def li ñu mën yëpp ci laab gu set bu baax ci njàpp mu rafet surtout ñun fii nga xamante ni day sedd léeg-léeg nga jàpp ba noppi sooy kàbbar rek wala nga tourné rek gis na ci koor yi gis nga wala tànk yi nga raxas ba noppi doo taxawee di julli doo ne allah dooy waaj a kàbbar rek nga tëñ ne ginnaaw tànk yi moo nga weexal parce que ndox mi àgg fa pourquoi parce que c'est le froid sedd bi mooy tax yooyu yëpp da nga koy bàyyi xel nit day bàyyi xel diine waaw di farlu ci sa laab di farlu ci say jaamu yàlla noonu ngay def ci julli ji def noonu ngay def ci say sàbbal yàlla ba nga xamante ni yow li la war yëpp def nga ko li nga mën yëpp def nga ko sellal nga li nga mën yëpp li ci def nag li jébbal yàlla gis nga moo tax Faatiha doo koy jàng looy wax iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin loolu mooy nag mooy yàlla ñun kat ci suñuy cër yow la ñuy jaam waaye ci suñu xol xam nañ ni mënu laa uxsiya nafsanaa alayka anta kama asnayta ala nafsika yàlla mënul laa sant comme yow ni nga santee sa bopp waaye nag du tee ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu nit mënuñoo laaf dëgg laaf bi war a tax ñu kanam taxaw ci kanam borom bi tabaaraka wa taala wax allahu akbar yàlla nag mënu waaye nag duñ defee góorgóorlu ci ci def yàlla moo ci yërmande ma ngo kon yi ëpp naa seet yàlla ko yàlla mot yi su ko defee mu gën a yaatu ñun ñëpp ñu bokk ko ñu suñu njariñ ñu suñu xéewal yàlla tey dana ni surtout yu mel nii sax moo tax daanaka ñaari semaine yi am na ñoo xamante ni ñoom ngay suivre ci Facebook du 19h wala 20h ba 28h ba 22h. jërëjëf Mbaye Mbaye jërëjëf Mbaye waaw ndeysaan bismillah Mbaye jërëjëf Mbaye moo ngoog yooyu moo tax daanaka ñaari semaine gi nii wala ñett yoo xamante ni chaque ngoon damay def direct Facebook am naa yeneen yu ma programmé woon pour waxtaane ko wala pour séddoo ko nit ñi mais dama ne non nañu léeg-léeg dem delluwaat ci les fondamentaux day nekk farata parce que léeg-léeg nga gis koo xamante ni par exemple day dundi tarixa bi def ci ay at yu bëri nga laaj ko ndax tarixa bi am na charte sax muy nakk-nakkal nga ne ko ñaata charte la muy nakk-nakkal ndax jawratu kamal am na charte muy nakk-nakkal salaat faatiha ndax am na charte muy nakk-nakkal c'est grave wala nit nekk ci tarixa bi nga ne ko luy tarixa mu ne la tarixa mooy kii rek tarixa tijaan tarixa mooy mënu la expliquer luy tarixa sa doom du la laajee luy papa fooy jëm nga ne ko àjjuma laa jëm fooy luy la nga ne ko ñun tarixa lañ luy tarixa sa doom mais lu c'est quoi une tarixa papa c'est quoi nga ne ko non xam nga c'est une y a un drap blanc mu ne ah waaw mun la mais loolu def noonu loolu foo boobu lan la war nga am ay réponses yu baax yu gàtt yoo xamante ni yéefar ak tubaab ak ku gëmul yàlla ak ku gëm ak dingat kat ak sa doom ak ku la ci laaj nga tontu ko am na ñu bëri fi ne nii soo waxee danaan la sofiyanke yi te ñoom xamuñu ne ay sofiyanke lañ képp ku jël wér de suufi nga am na ñoo xam ne xamuñu sax ne ñoom mutasawif lañu wala suufi lañu xamuñu loolu c'est grave soo leen laajee luy tasawuf xamuñu ko c'est très grave luy tazkiya xamuñu ko luy tarbiya xamuñu ko luy fanaaw xamuñu ko luy baqaaw xamuñu ko luy kashfu xamuñu ko luy fatxu xamuñu ko luy saxwu xamuñu ko luy maxku xamuñu ko luy saxku xamuñu ko te lii taalibi képp kuy suufi war nga ko xam rawatina nag taalibi Seydi Ahmad Tidiane yii ma wax yëpp ay terme la yoo xamante ni fi mu ne nii ñu bëri doo leen ko laajoon dañuy nakk-nakkal moo tax jamono yi yëpp ci Facebook terme yooyu laay jël bis bu nekk ma jël 1h30 wala 2h leeralal ko ba mu leer de manière nag très simple très limpide très facile à comprendre terme yooyu laay jël di ko toj ba mu leer naññ bu simple parce que léeg-léeg ay termes la yoo xamante ni c'est facile à comprendre mais ñun ustaas yi ñun waxkat yi ni ñu koy présenté mooy tiital nit ñi parce que tey jii doone tasawuf rek ñu commencé di xulli bët ak di xool fii ak duñ koy wax mel ni kuy yëg dara di naaw yu demee noonu fekk ay termes la yu simple yoo xamante ni ñetti moo nga ciy teg rek nit ki ne la ah d'accord lii la jeex na wala nga ne ko bàyyil moo tasawuf demal seeti tazkiya mu ngi ci alquran tazkiya mooy tasawuf su jàngee wayu zakkihim xam lan mooy wayu zakkihim wala mu jàng qad aflaha man zakkaha certes a réussi et sauvé celui qui l'a purifié nga ne ko
kon tazkiya mun la tazkiya mooy purification 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 bii oustaz yee koy jàngale mooy sangu janaaba ak njàpp ak dugg ci wanag beneen purification mooy purification intérieure mooy tazkiya nga ne ko tazkiya mooy tasawuf jàngi jeex lii koo ko wax du ci teg benn baat te da nga koy dellu ci alquran dellu ko ci sunna rapidement yooyu yaakaar naa c'est des choses yoo xamante ni war nañ cee taxawaat bu baax indiwaat ko lu mel ni islam am na jullit yu bëri mënuñu expliquer islam mënuñ ko expliquer te jullit lañu mënuñu expliquer iman mënuñu expliquer ihsan te pourtant c'est des termes qu'ils connaissent qu'ils entendent qu'ils utilisent chaque jour ñu ngi koy utiliser waaye mënoo koo expliquer te loolu mooy problème donc liggéey bi yaakaar naa ni war nañ ci gën a góorgóorlu ngir kenn ku ci nekk ci ñun nekk ay ambassadeur u l'islam nekk ay ambassadeur u tariqa tijane te loolu ni nga koy defee mooy yow tous les mots que tu utilises tous les vocables que tu utilises tous les termes toutes les locutions yi ngay utiliser nga mën koo expliquer waat man pour man loolu mooy mbir mi du nekk ci rek waaye da nga koy mën a expliquer mën ko jotli mën ko wax say doom mën ko wax say jarbaat parce que am na bis fii suñu mbokk Abdou Aziz Thiam indi na fii benn jarbaatam xaw ma doomam mu ne ko mais c'est quoi ce drap blanc là que laaj na ko ma ne ko pourtant xale bi waru ko woon njëkk a laaj am na ñeneen ñu ko waroon njëkk a laaj ndax ñoo xamuñu ko xale bi attaque woo ma fii di ma wax ne ma waxal ak kii sa jarbaat bii nee na lu tax ñuy wër lii ñuy wër lu weex lii te ñuulul wala xonqul wala bëlewul wala veerul loolu la ma wax xale yi fii xam nga ni dañoo kii xam nañ ko dañoo kii lu ñu gis waaw dañoo yeewu te doo leen waxee lu dëgërul dañ koy xam lu tax xam nga lu tax ñu koy xam suñu paree dañuy tàppe internet biñ lay laaj ñoo ngi tàppe soo wax ñu ne non c'est pas ça li gis naa ko fii wala dégg naa oustaz diw mu ne nangam ak nangam loolu soo ko defee sa ñaari yoon sa doom dootul gëm li nga gëm dayoo xam ni kii papaam mii day mbëkk di dem rek te loolu wóoru yàlla nañu ci yàlla musal waaw non c'est dangereux respect dafa bokk ci suñ la laajee nga tontu mu wér mu dëgër wala boog nga ne ko non xaaral dinaa la tontu dem gëstu am lu dëgër nga teg ko ci loxoom léeg-léeg sax dafay baax nga woo xale yi toog nga génne sa kurus ne leen c'est quoi ça nga wax ak ñoom ci loolu di leen initier ci tarixa bi sunu booy yi gëmuñ ñu de man am na lu ma ci xam booy yii juddoo fii gëmuñu yi ñu gëm nañ waxante dëgg ñun formé wu ñu leen internet moo leen di formé ak ñi nekk ci jàkka yi te jàkka yi ña fa nekk gëmuñu li ñu gëm la preuve mooy sunu gàmmu yi doo ci gis booy juddoo fii nañ waxante dëgg duñ fi ñëw ñun ñooy gàmmu suñuy gàmmu wax suñuy wax dem suñu yoon mais ñii nekk fii ñoom bokkuñ ci te am na ñoo xamante ne am nañ fi 19 ans ay doom yu am 19 ans ay 20 ans ñu am doom am jëkkër am ay doom loolu sëñ bi dëgg lañ koy wax te loolu li ko waral mooy réponse yi réponse dafa am solo de waaw yàlla nañu yàlla suturaal parce que léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni ci train bi ngay dajeek ñoom une bonne présentation de l'islam ma ngoog même bu duggul ci diine dina am idée bu baax ci l'islam une bonne présentation de la tariqa du tasawuf même bu duggul ci tariqa bi dina am benn respect bu mu am ci tariqa dafa am solo waaw yal nañu yàlla dimbali loolu moo tax macha allah ñu bëggoon a introduire ci charte tariqa bi su ko defee ñu xam ci li juutu ne charte ci boppam mënul ñàkk ci kaw suuf même yow même personnellement yow am nga ay charte heure bi ngay jóg ak heure bi ngay tëdd doo lekk lii doo naan lii doo dem fii doo jëflante kii suñ la présenté doo demee ci pot xaw ma lan wala xaw ma lan bisaab d'honneur wala xaw ma lan mais doo naan duñ tege waayin yi doo jël waayin parce que say charte la loolu ci bu dee personnellement dootul nekk charte mais ay principe la mooy principe rek soo demee ci daje boo gis bu dee mbooloo ab association wala groupement mais am na dañ naan kii moo jiitu kii mooy lii kii mooy def lii kii mooy def lii pour def lii lii moo lay kii pour def lii lii moo lay kii loolu la ñuy wax règlement intérieur yaakaar naa noonu la mu ngoog soo demee ci par exemple lu mel ni réew yi ku def lii ñu def la lii ku def lii am lii ku def lii doo def lii loolu yaakaar naa moom la ñuy wax ay loi moom la ñuy wax les lois et règlements nga xamante ni seen ndey mooy constitution waaw ka nga xamante ni nag mooy dóore ci suuf te foofu la nguur yëpp di làqatoo mooy code pénal
waaw ñaar yooyu la moo tax nguur bu ko juger mukk ci constitution parce que constitution ay droits fondamentaux ak ay règles générales ak ay idées ak philosophie réew mi rek lay présenter ñu bëri nag loolu moo leen di rey da ngay dégg ñu naan doo demee ca constitution ba ca article xaw ma lan ak lan dangam ca kii ba waaw ca préambule ba xaw ma lan ak lan foofu ay kii rek lañ fay wane règle générale mooy ñun réew démocratie lañ wala réewu l'islam lañu wala ñun dañuy ñëpp ku nekk mën naa am liberté de culte liberté d'expression foofu lañ koy fay wax waaye nguur dëgg fi muy exprimer woo nguur mooy code pénal waaw réew doo bëggee xam ndax réew mu soxor la wala soxorul réew mu am liberté la wala amul liberté bul xool constitution bi demal jàngi droit pénal am code pénal am foofu la mbir ya nekk moo nga te loolu mënul ñàkk ci àdduna même droit bi ñuy wax loolu moo ko judduloo ci kaw suuf mu ñetti droit yëpp droit naturel ak droit coutumier ak droit écrit ñoom ñëpp lu leen judduloo mooy doomu aadama dafa am ñaar yu nekk ci moom yoo xamante ni su amul ay règle amul ay charte amul ay loi rek musiba am mooy lan benn bu njëkk bi mooy nit boppam rek bi ci des nit dafa soxor ñaar yooyu la waaw nit boppam rek nit li ci des mooy nit dafa naturellement il est violent soo dajewul ak waa ju mel ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yar la xamal la wax la danger wu soxor ak bon ak rey ak bënn ak jam mais yàgg ñëpp a yem xool leen suñ Afrique gee réew yi nga xamante ni l'islam safa fa sàpp xool leen li ñu mën a def ce qu'ils sont capables de faire ce qu'ils sont prêts à faire pour une petite chose te pourtant léegi nag daanaka léegi waral nañ ko waa Sénégal léegi gis nga 100 francs rey nañ ci nit xarum tabaski rendi nañ ci nit ataaya xel li jéggi waa ji mu dem jël paaka jam la ataaya kaasu ataaya kooku c'est le summum de la violence moo nga kooku mooy bu njëkk bi ci des mooy nit boppam rek mooy intérêt tey jii man maa ngi nii sëñ Moustapha dama ñëwal toog fii mën na ko déedéet xam nga lu tax maa ngi wut sama noflaay mooy bëgg a wéeru fii premièrement deuxièmement su ma bëggee frenkulaayu su ma bëggee def nii léeg-léeg ma bëgg a laalaale téléphone bi tuuti ma laalaale ko te du ma toogee fii jàkkaarloo gi yéen du ma ko def danaan kii est-ce que wér na ñu wési fa fii muy connecté wu di bës ko bind ko di fu nekk mu jël tànkam yi di tàllal te pourtant du ma nekkee ci ginnaaw fii mën naa koo laal ndànk kenn du ma yëg ñu dul ñu ma jege te soo waxee mën na déedéet sama tànk yi moo baaxul nang layal la nga ne ah wa bismillah te fekk mën naa am sax yooyu yëpp dara amu ca samay intérêt rek laay protéger tey jii du xool ko du ñuy rang di wut dara doo bëgg lu dul dugg léeg-léeg sax da ngay soudoyer pour gaaw a dugg wala bokk nga xuloo da nga naan sawaay fii doo xeexul rayante fii doo dugg gis nga waaw baax na toogal fii rek di gëm yàlla rek sawaay génneel 5000 jàll comme ñëpp bàyyil dof lu bi xam nga loolu la gars yi di wax ne la yow nekkal nit sa passeport bi def ci dara te nga dem sa yoon ah yàgg nga fi loolu yow bis bu nekk yaa ngi ñëw xanaa gisoo nit ñi di dugg di génn yow ngay toog fii rek di xanaa yow ci ñooñu nga bokk waaw ngay nakal intérêt dafa mën a defloo nit lu nekk tey jii da ngay bëggub jigéen keneen bëggub jigéen ah nga xam ni waa ji saway moo lëpp xaalis moo lëpp taar dàq laa wax gën laa dàq laa solo te yow kii mënatoo dund sans moom waaye léegi nooy def waaye sëñ bi soo amul ku mel ni Seydina Muhammad mi la wax ne la soo déggee ne Racine moo ngi doxantu fële fànnati la fan Racine ah bon doxantuma fenn wasi fa rek ndeysaan ay waay lii waay ndeysaan xoolal loolu rek ay waay yàlla ngay doxantu waay doxantu baax na nag de bu mu yàgg nag ñetti weer rek doy na nga kii waaw looy gëstu ñetti weer doy na ci sëkk waaye wër rek di doxantu di dem rek fukki at ak juróom nga naan non damay seet jikkoom jigéen bala nga koy takk il faut nga xam ko xam nga léegi dañ la juróom-ñaari at yow doxantu dañu waxante dëgg waaye loolu ëpp na de waaw mangoog jégal ma de Seydou albarka waaw mangoog lu indi loolu sax nit ak morom nit ñaari intérêt waaw kay moom yonent nee na soo déggee ne bàyyi ma jël Mouhamed Dia sama cousin la waaw Mouhamed Dia laa doo déggee rek ne moo ngi doxantu
par exemple 13e wala 12e moo ngi fay dem ci benn mbokk taalibe ne moo ngi koy nuyu di ko seeti di fa dem di wusi fa ak yu demee noonu yonent nee na bul demati yow araam na ci jullit daganul ci jullit muy waxaale ci waxaale mbokkum jullitam ci commerce ak ci soxna yépp ci yam te léeg-léeg gis nga léeg-léeg intérêt day tax nga ne waaye dara amul copain amul xaritu intime amul dara xale bi la bëgg moom laa bëgg sama yoon nekku ci fu ma mënti dem dinaa dem lu ma ci mën ni def dinaa def du yeboo ma rey ko sax waaye dama koy jël yii nii mën naa la ko toppal di la ko toppal ba mat 100 exemple yooyu moo tax droit juddu ñu ne nañu wut ay règles yoo xamante ni képp ku bëgg lii ak lii ak lii ak lii ci yi ngay tënku su ko defee ñëpp am jàmm su droit amul rek anarchie am désordre am duma ku mën sa morom duma mooy la loi de la jungle kese mooy am loolu moo tax droit juddu loolu moo tax ñu wut ay charte suñu ñun Sénégal peut-être xamuñu charte respecté wuñu ko waaye fii fii sax xola gëmuñu charte xamuñu charte weccet wi lañ gëm ñu bëri dañuy taxaw ci feu c'est pas parce que dañoo respecté feu bi de amende bala ak léegi kii yu bëri yi filmé nu mu tudd vidéo yi la radar yi la léeg-léeg ngay dem Sénégal fii xam ni daanaka tàdd nga sa avion mais sa yoon dootul nekk ci feu waaye xam nga ni soo demee tamit soo ñëwee di nga fi fekk amende yoo xamante ni su weer bi dee sa salaire 15 euros nga ci fekk lépp day dem ci état bi kon léeg-léeg loolu dafa bokk ci li nga xamante ni day tax ay charte ak yoon dëgër mooy leen contrainte bi ci des tamit mooy yoon moom la ñuy wax ay charte ak i droit yu demee noonu pour mu wéy il faut que nit ñi accepté ko il faut acceptation générale ma ngoog kon ci cadre suñu dund mënul ñàkk ay loi soo demee ba gis code pénal surtout réew mu mel ni France nga xamante ni yow antanoo ko nga dem ci code civil bi daanaka doo ko antan comme encyclopédie lay toll nga gis constitution bi ni muy toll nga xam ni te loolu kat mooy loi yi bokkagul ak application yi ca biir ministère yaag ca biir préfecture yaag ba ci maire yi ci koñ yi ak association yi kenn ku ci nekk moo ngi yor manuel am boo xamante ni bala nga koo liir ay fan la te lépp ay loi la pour tënk nit ñi kenn ku nekk tegu ci yoon soo waree tukki soo waree takk jabar soo waree tudd sa doom soo waree def lii soo waree def la ca des lépp ay yoon moo ko tënk mooy charte kon charte mënul ñàkk ci kaw suuf ayo bismillah kon nañ jóge ci ñoom gars yi tubaab yi ak constitution yi ak yooyu ñëw ci suñu thème lii dama ko doon wax rek pour nit ñi comprendre lan mooy njariñu charte te xam ni charte du Cheikh Tidiane Kassé moo ko imposé ci yoonam c'est une nécessité inhérente à la vie dund mënul ñàkk charte encore ay bismillah léegi c'est très simple Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu pour bala ñooy dem charte yi am na ñoo xamante ni dañuy wax naan ci ay charte tarixa Tidiane ak ngëneel yi ak yooyu seen ñoom ñoo ko créé ak léeg-léeg ñu wax ko te loolu bêtise bu rëy la alxuraan charte kase la alxuraan ci boppam sunna yonent bi charte kase la in kuntum muminina in kuntum taalamuna in kuntum taaqiluna in kuntum foo leen ko déggee charte la am na ci yoon yoo xamante ni charte yi dañ koy laxas ci biir aaya bi soo demee ci gars yi ñoom suñ Moustapha suñ ko firi feccil la ko rek nga xam ni lii yàlla mayew ko mais am na lu mu ca tënk da ci laxas jaan waaye mais jaan la joo xamante ni joo jëfee ndigal rek daanaka lugg nga ko yàlla nañu yàlla dimbali waaw kay bari na ci alquran yàlla nee nañ kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mu mel ni dañ ne ko ndax ñëpp la mu ne déedéet ta'muruna bil ma'ruf premier charte wa tanhawna anil munkar ñaareelu charte wa tu'minuna billah benn boobu rek laa leen di jox ndax kooku moo ñu gën a concerné umma bi yëpp yàlla nee nañu yéenee gën gi xeet ndax daf ñu ko may noonu gratuitement ñu ne déedéet teg na ci charte fekk yéen a ngi digle lu baax di tere lu bon di sax di gëm yàlla bañ ko bokkaale kon charte am na bari na ci biir alxuraan sax yàlla ne laa yamassuhu illal mutahharun loolu charte la nee na léeg-léeg mu wax aayam bi daal ne kenn du ko naan lu dul ñi yàlla ubbil seen bopp lu dul ñi yàlla ubbi seen dënn lu dul ñi ubbi seen i bët di xool léeg-léeg loolu lay wax léeg-léeg mu wax ay mbir daal ne hey xool leen ubbi leen seen bët yi mooy mënoo leen comprendre lii ci charte lu dul ci charte ngeen ubbi seen i bët wala ngeen ubbi seen nopp
alxuraan charte kase la sunna yonent bi nag moo gën a fees dell ak charte nag fan ma ngo loolu duñ ci xóotal léegi bés maa ngi koy wax ci waxtaan yi ma doon def fan yi ma ne leen ñu bëri dañoo yaakaar ni li ñuy wax aadaa bi mooy teggin ci tariqa ci suuf yi en général la teggin yooyu ñu bëri dañoo jàpp ni ay teggin la yoo xamante ni ñoom suuf yi ñoo ko créé loolu erreur bu rëy la loolu il faut gars yi xam ko gis nga teggin yii nitu yàlla yi am ko ci seen bopp am ko seen mbokki taalibe am ko ci seen sëriñ am ko ci rasulullahi am ko ci yàlla ci seen xol teggin yooyu teggini xol yi ak teggini xel yi ak teggini wax yi ak teggini yaram yi gars yi dañoo war a xam ne teggin yooyu nitu yàlla yi créé ñu ko teggin yi yépp alquran la wax naa gars yi ne leen képp ku bëgg a xam origine xool leen ma waxtu wi yàlla fay leen 45 minutes la ñu waxoon waaw teggin yooyu soo ko bëggee xam da ngay dem jàng suratul ahzab ak suratul xujuraat ak suratul fathi ñetti saar yii benn mbokk moo ma ko laajoon ca Sénégal ne ma sëñ bi man dama bëgg a nekk taalibi ma ne ko doo bëggee nekk taalibi alxuraan lay jàngal taalibi demal jàng suratul ahzab demal jàng suratul xujuraat demal nga jàng suratu al fathi soo demee ba xam yonent bi nan la saxaaba yi doon jëflanteeg moom ba yàlla tagg leen di nga xam luy teggin soo demee ba xam nan la saxaaba yi doon def ak yonent bi ba yàlla yedd leen di nga xam luy teggin yéen loolu alxuraan doo ko jàngee ci ngay comprendre atmosphère bi amoon ci kër yonent bi xanaa xamoo ne gars yi dañ ko jàppe woon comme ñun ñi comme ni ko ñenn ñi yenn ustaas yu bon yi yu soxor yi di jàppee yonent bi naan nit la rek noonu am na saaba yoo xamante ni xamuñu woon daraja yonent bi dañ ko jàppe woon benn waaye nii rek nii xam na ni yàllaa ko yónni un point c'est tout yàlla ne leen xanaa da ngeen a dof yéen xanaa kii bi ma ko fonkee rek ngeen ko war a fonk kii day seen morom benn mbokk mu baax woo na ma wax ma ko bi ma defee waxtaan wi ba noppi le prophète est-il un homme comme tous les autres mu woo ma ne ma question boobu soo ko posé waa jamono mooy wane ne àdduna tukki na dégg ngeen wax jee mu ne ma catastrophe mënta gën a ëpp yow ngay laaj àdduna ndax yonent bi nit simple la kon ñàkk teggin dugg na ci biir l'islam ba kenn mëntu koo natt dem ba wax ne nañu waaxu dem fekk yonent bi fu mu tëdd ñu dajji bàmmeelam génn ko pourquoi parce que ku julli foofu yaa ngi julli ci kanamu ab métti man leen ma ne ko yow yaa yarediku yaa bon yaa ñàkk teggin yaa ñàkk xam nga ñemee toog di ab sénégalais juddoo ci Sénégal màggee ci Sénégal jàngal la nga toog ci Facebook ci internet di wax ak nit ñi naan leen yonent bi fu mu tëdd mënulul kenn tus dégg nit moo ngi fii ci Facebook dégg ngeen ko kooku moo doon saaga Cheikh Tidiane naan chrétien la woon audio yaa ngi fii vidéo yaa ngi fii dara réerul soo demee ci YouTube ku tàppe YouTube léegi gis ko alkazab sax lañ koy wooyee fat moo ko wax nee na yonent bi mënul jëriñ kenn tus fu mu tëdd ma ne ko yow xamoo dara xayaati xayrul lakum inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati xanaa jàngoo ko ci alquran yow sa baay sax di la jëriñ te dee na sa baay moo ngi lay jëriñ ndax yaa ngi fayeeku sa ndey moo ngi fayeeku nu mu tudd luñ koy wooyee pension saay ñàkk teggin sa baay di la jëriñ te dee na nga ne yonent bi du jëriñ sa baay gën yonent bi loolu nga bëgg a wax yow non dañuy fa c'est grave c'est très grave c'est catastrophique te ay jullit la ñu toog ci mimbaru yonent bi di saaga yonent bi waaw ma ne ko yaa ñàkk teggin ma ne ko ca ësal sama borom xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo war di tudd turum ba faw war a fax naa la ka zikraka dafa am ñu ko war a incarner ci kaw suuf inna a'taynaka al kawsar googee dafa am ñu ko war a incarner ci kaw suuf waaw arab aqal la am ak qalil ak kathir foofu la yem ak akthar arab aqal qalil kathir ak akthar fa la yem kawsar nag mooy seen ndey ñoom mooy bari gu amul lim
yàlla nee na yonent jox naa la kawsar ndekete kawsar mooy Cheikh na Ahmed Tidiane ak njabootam maa la ko wax ndax dañ ne ko ni sa tur dina fay inna shaani'aka huwal abtar de loolu la yàlla wax waaja ne ko yéen a ngi nii di wax yonent bi ne ko moom du faatoo turam fay du faatoo deretam jeex ci kaw suuf yàlla ne leen jox naa ko kawsar xamoo leen ko ca kanam lay ñëw 18e siècle des lumières ca la waaj bi ñëw kooku mooy Seydi Ahmed Tidiane dinaa def ci moom loo xamante ni dina am usine boo xamante ni du fa usine ba dara du fa génn lu dul ay robot mohammedien yooyu amuñu benn rôle ci kaw suuf lu dul ñaar yi bëgg yonent bi ak julli ci yonent bi jeex na mooy ñun li ñuy julli ci yonent bi ak ni ñu bëggee yonent bi amul ku mel noonu ci kaw suuf maa la ko wax ku weddi calculer ku weddi demal nga peese wu ak gars yi waxuma la gars yu baax ya waxuma la ñoom Seydi Ali Tabasini waxuma ñoom Seydi Ibrahima Rayaahi ñoo ñëpp tudduma leen waaye sunu mag ñu baax ñii rek soo jëlee seen cofeel peese kook ñoom ñëpp seeni cofeelu mag ñi leen ëpp doole waxuma la ak nag gars yu baax ya ñee jiitu ca kaw wa saabiquuna saabiquun déedéet waxuma la ñooñu waaw waa ji ne bu leen ko wax alkazab pourquoi parce que dafa bari njaboot am nay doom su ëllëgee dañ koy waxee njabootam ma ne ko Cheikh Tidiane kay moo la gën a njaboot moom mi am plus de 300 millions taalibe xam nga lii amuñu xel Cheikh a ko ëpp njaboot ñun ñii fii xadara bii kase ñoo ëpp moom ak ay askanam ndax moom amagul 60 ans kon amugu fi lu toll nii ci ay sët kon ñun ñii de ka xadara Paris rek ñoo ko ëpp njaboot ci Cheikh rek raw na ko fii te duñ ko te loolu dama ko waxee noonu mais duñ doon peese kenn par kenn loolu kenn amul sax xalaat foofu y a même pas raison de comparaison donc il faut qu'on fasse attention dañu def ndànk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gars yi dañ daan ñëw nii ndax xam nga nu ñu ko doon wooyee Muhammad moom noonu lañ ko doon wooyee waaw yàlla ko wax saaba yi ne leen bu ma dégg ci kenn sàllalu ko ba ma déggati kenn ci yéen sàllalu ko naan ko Muhammad ba ma déggati ko ku ko ci defati sa contour yiw dinaa ko def zéro ku ma déggati ngay wax ju gën a kawe waxu Muhammad dinaa def sa contour yiw zéro loo mos a def ci lu baax def naa ko fàtte naa ko man yàlla laa tuqaddimu bayna yaday llaahi wa rasuulihi ba mu jeex lu mu ci teg laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun yàlla na li ci gën a garaaw mooy doo leen yëg ni rekk nañ leen dindi nañ leen dàq nañ leen ci xadara yàlla bu yàgg waaw neen leen lu tax ngeen di woo yonent bi yonent bi nekk fee ngeen naan ko Muhammad di ko yuux lu tax ngeen di def loolu doo leen toog xaar ba mu génn soo leen toogee xaar ba mu génn su ñëwee loo leen bëgg ngeen am ko lu tax ngeen di considérer soxna yonent bi comme seeni soxna lu tax ngeen dem ci seen néegu soxna yonent bi ngeen dem di wax ak moom lu tax ngeen di def loolu ba ma gisati kenn dem ci njabootu yonent bi di wax ak moom ci jigéen ñi Bilaal ibn Rabaax rek moom la yonent bi mayoon muy dem di wax ak jigéen ñi ku dul moom am na rideau buy nekk sa digganteeg ñoom ngay wax ak ñoom te yàlla nee na koo leen di waxal ci ñoom na ngeen wax yu dëgër ñoom it jigéen ña nan leen tontu yu dëgër wa qulna qawlan ma'rufan yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxda'na bil qawli fa yatma'a alladi fi qalbihi marad ba aaya jeex dem na ba wax leen ne leen bu leen duggati mukk yonent bi toog ngeen dugg ci néegam fekk ko fa lu dul daf leen a woo mais teggin yi moom la ñuy am ak suñu sëriñ si teggin yi alxuraan nañu ko jàngal bu ko kenn defati mu ne leen soo leen demetee yonent bi woo leen ba ngeen toog waxanteeg moom mu waxanteeg yéen su paree ne leen pare naa ci yéen jóg leen dem bu leen fa toog di fell waxtaan wala mustaanisiina li hadiisin yàlla ñu ne ko wala tax mu ne parce que lii yonent bi dafa am côté boo xam ne côté humain la dafay soxla boppam dafa soxla intimité ak njabootam léeg-léeg boppam day metti léeg-léeg dina toog ak yéen yaru toogaay boo xamante ni soo leen di génn muy tàllal tànkam da ngeen koy sonal te man bëgguma ko sonal sama waa ji dem na ba ci kanam mu ne leen képp koo xamante ni sax yii ma wax ci yonent bi ku koy weddi ku koy bañ a def su ëllëgee safara laa lay jëme mu jeex tàkk mu wax ko ci jullit yi inna alladina fatanul muminina wal muminat summa lam yatubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq ku gëm rek la ko yàlla waxal yàlla dem na boo wax ni loolu sax waxatuma la ku gëm waaye rasulullaay sama waa ji ku ko defati loolu safara laa la yóbbu loolu demal suratul ahzab dem na leen na ngeen xam ki ngeen nekkal
boo leen ko jàppee comme n'importe qui wa'lamu anna fiikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum te yàlla am na lu mu bëgg ci yéen walakin allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humu rashidun xanaa bëggoo leen bokk ci rashidun yi ñu ne ko xakay mun leen am leen teggin ci sama waa ji xanaa gisoo leen saay see ko doon fontoo na ma leen def xanaa déggoo leen Abu Lahab tabbat yadaa abi lahabin dama ne tabbat yadaa sax gars yi nee nañ duñ ko jàng guddi waaye dama ne tabbat yadaa ci ngay xamee nan la yàlla soppee yonent bi dégg ngeen wax je tabbat yadaa yàlla daf caa wane dëgg ci côté jalaal nan la soppee rasulullah ne ko yow yaay tufli sama waaj yaa koy tufli yow yaay saaga sama waaj yaa ko saaga yonent bi bëgg a wax yàlla ne ko bul tontu borom kut du lakk yow ku la visé man lay jam yow lañuy saaga bul tontu dinaa la tontul moom dina xam ni benn yoon na la saaga moom dinañ ko saaga ay milliards de fois ndax ku jàng kaamil jàng tabat yadaa saaga Abu Lahab mu ne ko benn place la saaga moom dinañ ko saaga ci place yëpp maa ngi nii di ko saaga fii mu ne ko benn moom arabe la moom ci culture deretu arabe ak pëwu arabe tribu arabe kese la saaga moom culture yëpp dinañ ko saaga indonésien yeeg bañambulenge yeeg balanti yeeg bantu yeeg képp ku tuub ne tabbat yadaa saaga tabbat yadaa fay yulu yonent bi yàlla daf fonk yonent bi de dégg ngeen wax je te kat yonent bi dafa taxaw rek daal ne sama gars yi ndax su ma leen waxoon ne leen benn armée ngi ñëw song Makka ndax di ngeen ma gëm ñu ne ko ah kay yow loo mos a wax dëgg la yow ñoo la tuddee al amin xanaa xamoo lool ñoo la tuddee amin du yàlla du yonent kenn tuddeewu la amin ñun ñoo la tuddee al amin le digne de confiance yow yaay suñu première banque ci Makka yonent bi lépp luy alal moom la nga daan dénk ci Makka ñun ko ñoo la wóolu jigéen ñi ñoo la wóolu ndaw ñi wóolu la mag ñi wóolu la yow rek la ñëpp wóolu mun leen maa ngi leen di xamal ne su ma doon woor ñëpp dinaa leen woor ba mu des yéen Makka ndax yéen rek laa am su ma doon wax lu dul dëgg dinaa ko wax ñëpp ba mu des yéen waa Makka ndax yéen rek laa am maa ngi leen di xamal ne leen yàlla yónni na ma ci ñëpp waaye yónni na ma ci yéen en premier wax leen ne leen ni ngeen di deeyee noonu ngeen di dekkee ni ngeen di nelawee noonu ngeen di deeyee wax leen daal xutba bu gudd damay bañ mu jël waxtaan bi gis nga te fekk boobu Xadija ko lijjanti Xadija moo jël rey ay nagam rey ay xaram defar ay miswe mu wut ay bagage yu baax yu naan yu neex yu baax indi tegal ñëpp gars yi lekk ba suur ndekete c'était une occasion pour yonent bi wax ak waa Makka bi mu waxee ba noppi nag Abu Lahab moo jug taal taxaw daa ne ko ali haza daawtana ya Muhammad ali haza daawtana ñëw ba ci kanamu yonent bi ne ko yow lii moo tax nga ñuy wooyow tu nous appelles ici pour nous dire que tu es un prophète daal di ne xaax ne tëf ci kanamu yonent bi ne ko tabban laka ya Muhammad lii la wax yàlla lii la wax yonent bi yàlla ne ko bul wax dara maa ngi ñëw dinaa la fayul innaa a'taynaaka al-kawsar yàlla ne ko dinaa la jaare jaxal la mooy kawsar mooy lii moo tax tur yonent bi doo fay ba yowmal qiyaama 300 millions de taalibe bi ci kaw suuf ñëpp ku xëy def téeméer salaat faati def juróom fukki salaat faati dem fukk ak ñaar salaat faati su ngoonee nga def noonu te am na ci ñoo xamante ni dañ koy sikkara ba lim ñi ñu cee def kenn xam ko am na ci ñoo xamante ni duñu tëdd mukk te defuñu juróomi junni salaat faati am na ñoo xamante ni duñu tëdd mukk te defuñu fukki junni ak ñaar salaat faati keroog maa ngi dégg ñu naan yaayu sëñ Abbas Sall ñaar fukki junni salaat faati laa daan def par bés 20 000 te jigéen la waa sëñ Abbas nan la war a def kon ak ñi nga xam ñoom suñ Moussa ñi nga xamante ne ay am na ay kàddu yu ñu yor ay 35 lettres lay doon ak 12 lettres suñ ko waxee am 1 million salaat faatiha 1 milliard salaat faatiha lim la yurul jeex parce que am na sikar ci làmmiñ lay commencé wàcc ci xol dem ba ci ruux sikar nag su àggee ci ruux amatul lim yal nañ ci yàlla boole ma ngo léegi pour wax leen ne leen gars yi dañoo jàppoon yonent bi comme n'importe qui yàlla indiwaat leen corrigé leen ñoom ñëpp teg leen ci yoon ne leen ku doon yonent bi tamit dafa mel ni nii lañ ko war a jàppee nii lañ ko war a fonkee loolu moo indi teggin yi nekk ci tarixa yi bi ci des gis nga keroog bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajeeg Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu xam nga loolu tamit xam nga moo tax ñàkk fonk charte tarixa bi ñàkk fonk ngëneelu tarixa bi ñàkk fonk wédu tarixa bi xam nga lan la mooy gëmoo tarixa bi xam nga lu tax parce que yii ñett yi keroog bi Seydina Muhammad gisee Seydi Ahmed Tidiane ñett yi la ko jox wérdu mooy wérdu Tidiane ak lan ngëneelu tarixa bi ak lan charte tarixa bi
ñett yi la jox la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox Cheikh na Ahmed Tidiane charte yooyu nag charte tarixa bi wérdu wi xam ngeen ko mooy wérdu ak wasifa ak xadaral juma ñett yi rek la beneen partie bi mooy awraadul ixtiyaariya yooyu nga xamante ni moo nekk ci ahzaab wa awraad ak yeneen dog yi nga xamante ni il faut nga dem ci gars yi am ndigal ñu jox la ci ndigal jeex na loolu mooy wérdu tijaan jeex na bi ci des mooy lan ngëneelu tarixa bi 39 ngëneel la loolu c'est facile à connaître benn man pour man ngëneelu tarixa bi 39 yëpp baax na yëpp baax mais benn rek doy na sëkk mooy tarixa bi ku ko jàpp ci ngëm yàlla ngay dee doy na al mawtu ala al iman doy na yi ci des yëpp parce que loo mënti am leneen te amoo lii kat sawar nga jëm moo tax Cheikh xam na affaire bi de ak xam li xew loolu la njëkk a lijjanti leneen soog a ñëw ak baax ak xam lu baax ak xam nañuy wutee lu baax mu ne ko al mawtu ala al iman mooy sama première requête yonent bi ne ko yàlla neen d'accord jeex na ba mat 39 boobu doy na sëkk léegi charte yi 23 charte la loolu ñëpp xam nañ ko 23 charte la 23 charte yi dafa am ay charte yoo xamante ni c'est par rapport au muqaddam am na charte yoo xamante ni c'est par rapport au talibé am na charte yoo xamante ni par rapport wérdu bi la am na charte yoo xamante ni par rapport ak Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu taala am na charte yoo xamante ni par rapport ak talibé yi ak seen biir jeex na juróomi yi moom la ñu séddale ci biir surut tariqa tijaniya léegi soo xoolee charte tariqa bi ñoom ñëpp comme ni ma leen ko waxee sànq réew moo dem day am constitution soo demee ci constitution bi am na lu ñuy wax préambule fa la règle générale yëpp fa lay nekk tariqa tijaan tamit ni mu amee 23 charte noonu la amee lu mel ni genre préambule boobu juróomi charte la yoo xamante ni tey jii soo liiree ko constitution préambule mën nga am une idée très claire sur le reste des chartes sur le reste des dispositions juridiques dégg nga bu dee tariqa tijaan tamit juróom yi soo ko maîtriser daanaka maîtriser nga yeneen 23 yëpp c'est pas une raison aussi pour comme ñenn ñi wax ñu non saa yi jox ma juróomi rek baax non 5 jox ma 5 yi sànq rek am na benn mbokk mu baax loo mu ne ma sëñ bi man daal faay fi rek man daal faay fi 23 moom daa xaw a te pourtant 23 du bariwul 23 du dara donc juróom yooyu mooy yan daf ci am ñett yoo xamante ni dafa dangereux mooy ñetti adam yi mooy adamu al tarki ak adamul jam'i ak adamu al ziyaarati lii moom tiijaan bu nekk da nga ko war a maîtriser sooy nelaw sax suñu la fëggee ñett yi da nga ko war a réciter parce que yii benn boo ci bàyyi dog nga tarixa bi yàlla na ci yàlla musal laa yabtaliina allahu jalla jalaaluhu bi baliyati l-i'raadi an zahakal wali yàlla buñ dog tarixa bi yàlla buñ ci dog kenn yàlla buñ ci dog yàlla nañuy jokk ba faw suñu connexion ak Cheikh na Ahmed Tidiane yàlla bu mu déconnecté wu mu ba faw ma nga ko adamu al jam'i adamu tarki ak adamu al ziyaarati mooy lan bañ a boole wérdu bi ak beneen wérdu bañ a ziyaar beneen wala yu ngir tëbb ci moom ak bañ a bàyyi wérdu wi yii boo ci def dog nga tarixa bi soo ko bàyyee dog nga bàyyi nag ñaar la bàyyi sàggane ak ñu ne xëy na wér la tuuma sàggane mooy nga liggéey bi jàpp la fitne yi jàpp la nga tegle it ne ah wérduma tey suba wérduma ginnaaw suba wérduma nga caag nga mujj daal di teyal kooku musiba la bi ci des mooy nga xëy daal ne non saa yi man wérdu naa ko sonn gisuma dara léeg-léeg gars yi dañ koy wax non man saa yi damaa sonn saa li ma ci laal te man gisaguma dara yëgaguma dara yi gars yi di wax xaw ma ci dara ah sëñ bi man damaa sonn sëñ bi kooku musiba la yëpp xoolal problème bi du wérdu bi de yow la waxtaanal ak sa bopp rek sa waay am na looy laal ci suuf loo xam ne waxoo kenn soo ko bàyyee rek am jàmm am na loo deful ci suuf loo xamante ni waxoo kenn soo koy def rek business bii dikk salaat faatiha ni muy awoo dafa metti salaat faatiha soo maam dañu daanu alaaj Muhammad yi dañ nañu wax ne moo ko sàngara yam mu nee nañ moo sàngara ak yam soo ko yàggee naan ku la gis xam da nga koy laal noonu lañ ko daan waxee soo ñu ne sulaar la ñu toog fii ñu hésité naan du sulaar ah waaye sa waay ana ay weyam ak loxoom ana ay tuñam ak ay bëñam ana ay waxam ana ay jabam ay dégagement ah waaye sëñ bi ñun xam nañ li xew
beneen bi gën a garaaw sax soo ko laalee ñu xam ko mooy suñu mbokk mi ñax mu baax mi yàmba moo ci gën a garaaw ndax léeg-léeg am na ñoo xamante ni seen bopp dëgër du ñu màndi dañuy tox ñetti juin ñëw li xam ci jiiti li xam ci jàkka duñ def dara waaye dañ koy xam de parce que doo koy laal am na dooy wax nii du wax ji bëree am na yuy fuur di génn fii am na sa wey yu ci feeñ am na ay jàpp ak ay inspiration yoo xamante ni doolu tux mënoo ko am fii sax moom baax na moom taarkàlla waaye am na taaliba yoo xamante ni daan nañ barkeelu bu baax secret yëpp ñoo ma ko wax man xaw ma ci dara de ñoo ma ko wax de billaahi ñoo ma ko wax waaw waaye si Cheikh moom doo dajeeg moom ba mu jox la salaat faati nga mëkk ko sikkar di nga xam ni ndekete yow mosoo laal drogue pire mooy salaat faati ma ngoog kon ñetti charte yaa ngoog ñu bàyyi ko xel bañ ko bàyyi bañ ko booleeg beneen wérd bañ a ziyaarante incha allah duñ ñëwaatee dinañu leeral lan mooy bañ a bàyyi wérd wi bañ ko boole ak bañ a ziyaara parce que kooku sax daanaka rek moo ci am solo ndax léeg-léeg nga dégg fii ci Facebook ci YouTube ñuy attaqué Cheikh Tidiane di attaqué tarixa Tidiane parce que dañ ne tarixa Tidiane dafay wax ne bu kenn ziyaar ab nitu yàlla dañoo c'est des ils sont sectaires te loolu su ma koy expliquer rek ñaari moo laa leen di wax rek yaa ngi jeex yeneen ñaari charte tarixa bi mooy juróomi mooy lan fonk waxtu julli juróom di ko defee ci mbooloo ak laabu ndox ak rukon yu rafet ak sujjóot yu rafet nii la ko Cheikh daan waxee bi ci des mooy lan bëgg Cheikh na Ahmad Tidiane kooku tamit filawoo bu mag la ñàkk koo bëgg c'est l'un des freins des Tidiane am na Tidiane yu bëri bëgguñu Cheikh xamuñu ko dañ ko mbir bala nga koo xam bëgg da nga koy xam ne xamuñu Cheikh sax fu mu tëdd xamuñu Cheikh sax kuy papaam xamuñu yaayam xamuñuy doomam xamuñu ci histoire am dara nit du bëgg lu mu xamul nit du namm lu mu xamul loolu la am na Tijaan yoo xamante ni yenn information doo leen ko joxe dañuy xulli seen i bët te loolu lu simple la ci njabootu Cheikh ci Cheikh te loolu c'est très dangereux parce que madul tariqa Tijaan du jaar ci ku dul Cheikh Tijaan yi dama ne la wérd salaat fatiha bii nga jël ak wasifa wii xadara bii fi ne nii du ñuy wérd du ñuy wasifa kenn ku ci nekk nii sa cofeel ci Cheikh toll noonu la sa leer di toll leer gi la si yonent bi di nàndal loolu Tijaan yi war nañ koo xam ku nekk am nga sëriñ ku nekk am nga foo jokku ku nekk am nga foo bokk ku nekk am nga sa nijaay ku nekk am nga sa maam waaye nag da ngay xam sa njariñ de sa njariñ mooy Seydi Ahmed Tidiane taaliba Cheikh war nga fexe ba bëgg Cheikh Tidiane cofeel gu wér goo xamante ni yow sa mëdët du dagg mukk moo tax léeg-léeg ngay dégg gars yi di wax yoo xamante ni yow doo ca xam dara da nga naan ñi ay dañuy léeb ak dañuy wax fekk mëdët baa fort mëdët lu koy indi nag mooy cofeel mëdët mooy influx mooy tëbb gi xam nga fi ne nii ñun ñëpp man am nañu ci bëri jël nañ code wifi bi fii wala jëluñu ko am nañu ko yor waaye doo génnee ci biti soo doxee 100 mètres dootoo am connexion de waaye doo duggee ci salle bi rek yaa ngi connexion nag tarixa Tidiane mooy bëgg Cheikh Tidiane kooku mooy juróomeelu charte bi kii gis nga charte yi ma leen wax nii Cheikh Tidiane nee na bu benn muqaddam joxe sama wérdu wi te waxul lii charte yi loolu gars yi war nañ ko bàyyi xel de te loolu man dajalaat Tidiane yu bëri ñu wax ma ne ma ñun xamuñu woon sax ne tarixa bi dafa am charte billaahi am na ñu may dégg ñu xamuñu woon sax ne am na charte c'est grave Cheikh nee na bu leen jox kenn sama wérdu wi lu dul wax ngeen ko charte yi ba mu ne nangu naa kon ñu yemale ko foofu yal nañu yàlla dimbali yàlla suturaal ñu àdduna ak àllaaxira wasalaamaaleykum. Cheikh Tidiane Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikhuna Tidiane Cheikh Tidiane Cheikhuna Tidiane Cheikh Tidiane Rabbi inni saddaqtu kulla waliyin